tey dañu woote pour waxtaanu Ramadan ci agence Feel Good ak ñi mu àndal yépp sëñ Issa bokk ci ak sëñ Mokhtar Dat ñuy waxtaanal tey donc di kontaan yéen ñëpp ci seen teewaay di ñu ñaanal ñu ñëpp ñu fekkee Ramadan bi ak jàmm yàlla nangu ñu suñu ñaan nangu ñu suñu koor di kontaan ci yéen ak ci ni ñu gisee ni programme bi intéressé na leen tamit voilà donc c'est la deuxième édition bi ñuy organiser waxtaanu Ramadan ak Feel Good ak borom xam-xam yu màcc yi mel ni sëñ Issa ak sëñ Mokhtar Dat ñoom ñëpp ils le font avec le cœur vraiment dans le but de partager. Donc, on les remerciera jamais assez. Voilà. Donc, sëñ Issa, ñu bàyyi la nga waxtaan ci tey donc naka nañu waajale Ramadan parce que normalement inchallah semaine prochaine rek ñu war nar si dugg donc ñoo ngi lay déglu soo paree mën nga jox sëñ Mokhtar Dat duggoon na sànq mais je pense que dafa dem julli ji. Donc, lui aussi, il va nous donner quelques bons conseils pour ce mois de Ramadan. Si vous avez des questions, l'olin tu veux apporter aussi comme contribution, il ne faut pas hésiter. Donc, si vous voulez voir tamit nous dougal ci chat bi question, man je vais suivre et puis je pourrai reporter ça aux intervenants pour nous joxe ci tontu. Kon bismillahir rahmanir rahim. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk juliti ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sang bu tedd bi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara waaye di tàmbalee nuyoo bi ziar bi di ko teg ci loxo soxna su tedd si jàkkaarloo ak ñun di kontaan si initiative bi nga def ni ngir ñu waxtaane suñu mbiri diine rawatina suñu li nga xamante ni mooy weer wu tedd wi ñu nekk muy weeru koor yu ñuy waaj a dugg si ñu bëgg see jàngale ay mbir yoo xamante ne ni dinañ ko mën a jariñoo bu ñu duggee ci weeru koor gi li nga def ni nag dafa am solo lool mooy waxtu wi nga ko defee ndax loo xamante ne ni dañ koy jëfe dañ ko war a jàng xam ko ba pare bala moo jot ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci hadithul qudsi ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni waaw yonent bi dafa wax ne yàlla nee na ci hadithul qudsi xam ma ba pare door maa jaamu mu ne ana naka nga may jaamoo bu fàkkee yow mi xamoo ma kon nag weeru koor bala ñu see dugg war nañoo xam lan mooy koor kon li ñuy njëkk a def mooy définition as-sawm muy koor lan mooy koor ndax gis nañ suñu maam Mariama ba mu waxee ne dafay wooral boroomam dafa wax ne du wax ak kenn kon buñ définiree koor si langue mooy lese koor si langue as-sawm mooy koor si luxa moom mooy langue moom la ñu at tarku mooy lese mooy bàyyi mooy nit ki lépp lu mu dogu ne bàyyi na loolu rek mooy woor na sa loola waaye nag koor gi si sharia mooy al imsaaku anil akli wa shurbi mooy da ngay bàyyi lekk bàyyi naan wa jami'il muftiraat ak lépp luy yàq koor mooy lépp lu bon rek da nga ko war a bàyyi min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi bu fajar gi xaree ba jant ba so xilaala shahri ramadan ci période weeru koor kon weeru koor c'est défini du ne weer wu neex la ñuy oore mais weeru farata bi mooy weeru shahru ramadan comme suñu borom ni mu ko waxee ci alquran ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun kon koor yàlla moo ko wàccee ci alquran mu bonk nag ci ponki l'islam buñ ko waxee mooy juróom
bu njëkk bi mooy shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mooy nga seede ne amul kenn ku nu war a jaamu gi di jariñ ñàkk kaa jaamu di jëlak loraan ku dul moom suñu borom subhanahu wa taala nga seede waat ne itam ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni ponk bu ñaareel bi mooy julli iqaamu salaat mooy ngay julli juróomi julli yi nag moo tax ñuy gën a wax mooy julli faratay ñetteel bi ita u zakat yi mooy ngay joxe azaka ñeenteel bi mooy sawmu ramadan mooy woor weeru koor juróomeel bi di xajjul bayti mooy aji ji màkka si ki kaman kon juróom yooyu mooy juróomi ponki l'islam yi moom la ñuy wax les 5 piliers de l'islam kon nag koor du lu nit ki créé waaye lu yàlla wàccee la si ay jaamam ñu ngi wax ne jële nañ ci ku ni wax Zayd ibnu Khalid al-Juhani mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man fattara saa'iman kaana lahu mislu ajrihi gayra annahu la yanqusu min ajri saa'imi shay'an ku ñu wax Zayd ibnu Khalid al-Juhani dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax képp ku jox ku dogu ci weeru koor képp ku jox nit ci weeru koor mu ndogu nee na di nga am yiw wi mu am moom tew du wàññi ci saw yiw dara misaal mooy yow boo jëlee lu mel ni ab tàndarma jox ko nit mu doge ko te yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax waxul ab tàndarma da nekk xaaju tàndarma ku ko jox nit mu doge ko kooku nga ko jox mu dog si dina am fukki yiw kon yow it di nga amaat fukki yiw comme yi mu amee noonu fukki yiw te du yàq si sa fukki yiw dara kon nag buñ ko mënee leeral bu gën a yomb mooy yow boo joxee nit mu dog bu amee 10 yow di nga am 20 kon nga gis ne kon koor li ci gën a am importance bokk na si fiihi fadilatun min man aftara saa'iman wa haadihi min barakati sawm bokk na si ngënee li weeru koor kii dox nit ki mu dog bu jox nit mu dog loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko bëgg bokk na si at-targhibu ala al-musaa'adati ila al-khayrat la siyama fi awqati al-fadila wa ashaabi taqwa gis nga yonent bi tamit daf ñuy ñaax si ñuy dimbalante si weeru koor gis nga weeru koor daf si bokk dimbalante gis nga suñu borom subhanahu wa taala dafa am ñoo xamante ne may na leen xéewal ba at mi yëpp lu ñu bëgg a lekk dinañu ko lekk lu ñu bëgg a def dinañu ko def ndax am nañ wërsëg bu leen yàlla may bu bari ñooñu xamuñu xiif te yàlla bëgg nag ñu xam xiif pour ñu mën a dimbali ñi nga xamante ne dañoo dëkk xiif ki nga xamante ne dafa xiifu weer la xiif te bu dogu jotee dina am lu mu doge lu mat sëkk lu mu doge am na koo xamante ni mu ngi woor te buy dog day xalaat lu mu war a doge kon ki am ak ki ñàkk dañoo bëgg ñu gën a xamante si weeru koor ndax dañ ne faqirul yawmi yusbihu ghaniyul ghadi gis nga ki ñàkk tey mën na nekk ëllëg ki riche wa ghaniyul yawmi yusbihu faqirul ghadi mu ne ki am tey mën naa ñàkk ëllëg comme ni nga ko waxee mooy faqirul yawmi mooy le pauvre d'aujourd'hui peut être le riche de demain et le riche d'aujourd'hui peut être aussi le pauvre de demain kon yàlla dafa bëgg relation bi am ci diggante nit ñi muy social ndax boo xiifee di nga xam ne xiif dafa metti yow mi amante ne am nga alal heure boo bëggee lekk di nga lekk heure boo bëggee naan di nga naan mais weeru koor bu jotee dañ la koy interdit moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñaar yi ku koy def amoo màndargam naafiq mooy ki nga xamante ni dafay jug guddi jullik fajar ak suba mu julli ka sa waxtu wa kooku nee nan dub naafiq ki nga xamante ne tamit weeru koor jot na muy woor weeru koor kooku tamit dub naafiq ndax ñaar yooyu ku koy def rek amul triche kon loolu moo lay wan ne kon weeru koor dafa am ngëneel yu rëy yu si nekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan wax ñu koy teeru ndax mbégte lay doon xéewal lay doon si jaam yi nga xamante ne ni ñoo ko war a taxawee mu ngi waxaat si beneen xadis ñu jële ko ci Anas ibnu Malik moom itam mu wax ni daxala ramadan fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne weeru koor bu musaana jot yonent bi da daan wax ni inna hadha shahra qad xadarakum fiihi mu ne kat weer wu tedd wi ñëwal na leen dikkaat na ñëw si yéen wa fiihi laylatun xayrun min alfi shahr te nee na guddi googu am na si yiw woo xamante ni boo ko ci màggalee yaay ëppaleew yiw ki doon jaamu yàlla 1000 mois alfu shahr mooy 1000 mois boo demee ci suratul qadr inna anzalnaahu fi laylatil qadr di nga ko fa gis
yàlla mu nga wax xayrun min alfi shahrin laylatul qadri xayrun min alfi shahrin mu ne guddik laylatul qadri boo ko màggalee si weeru koor di nga ëppalew yiw ku doon jaamu yàlla 1000 mois 1000 mois nag buñ ko waxee à peu près day toll si 82 ans 83 ans kon nag loolu day wane ne kon importance weeru koor ndax guddi gu réy googu si yàlla def màggal ka si ba defal ñu ko muy aw yiw mu ne ku ko màggal ëppale nga yiw ku doon jaamu yàlla lu toll 82 mbaa 83 ans si ay waxtu rek yoo koy màggal moo tax mu ne man xurimaha faqad xurima al xayra kullaha mu ne képp ku màggalul guddik laylatul qadri ñàkk na lu rëy loo xamante ni du xam fu mu koy jëleeti mu ne wala yoxramu xayraha illa mahrum mu ne nag ki ka xam dëgg-dëgg dina ko taxawe waaye nag comme guddik laylatul qadri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne mu ngi koy yaakaar ci fukki fan yu mujj yi am ñu wax ne ci guddik saabi wa ishrin mooy guddik 27e bi kon loolu mooy wane ne ba léegi rek am na sikk si bés bi nga xamante ne mooy guddi nga xamante ne mooy guddik laylatul qadr nu ñëwaat si ngëneelu guddik laylatul qadr fihi fadilatu laylatul qadr mu ne at-tarhib liman daa hada al fursa walam yastafid minha yonente baa ngi ñuy wax ne fonk leen guddi googu ndax yiw ak xéewali njariñ yi si am ñu mën kaa bokk jariñoo kon gis nga kon weeru koor buy ñëw ni ñu war a xame koor xam importance bi mooy xam njariñ yi xam ngëneel yi bu ko defee ñun dinañ mën a góorgóorlu defe ke ni ko yàlla bëgg te tamit weeru koor buñ ko waxee mooy da ngay bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi lépp lu bon nag mooy yow sa koor sa yaram say cër du xool bët bi du xool lu bon du xaraam noppa bi du déglu lu xaraam gémmañ gi du wax lu xaraam tànka yi du dox jëm si béréb bi ñuy defee lu xaraam loxo yi du laal lu xaraam kon yow sa yaram sa koor mooy day woor mooy yow sa bopp yow sa jimmi yaram du problème bu bañ a xiif bañ a mar moo tax am na ñoo xamante ne dañuy woor waaye seen koor googu du leen jariñ dara ndax dañ defe ne koor mooy bañ a lekk bañ a naan lu leen neex la ñuy sol lu leen neex la ñuy wax fu leen neex la ñuy dem déedéet loolu du koor da ngay bàyyi lépp lu bon mooy jamiul muftiraat kon nag gis nga kon weeru koor ni mu amee importance bi si topp mooy ñu jëlewaat si beneen xadis ñu ne an Zayd ibnu Khalid ñu jëlewaat si beneen xadis bu wax ne an Anas ibnu Malik qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaasu daawatin laa turaddu daawatu walidi wa daawatu saim wa daawatul musaafir jàng nañ ci Anas mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ñetti ñaan a ngi yoo xamante ne yàlla du ko delloo mooy ñetti nit ñi bu nu ñaanee seen ak ñaan yàlla du ko delloo bu njëkk bi mooy daawatu alwalid mooy wayjur wu lay ñaanal moo tax ñu war a góorgóorlu tamit si wayjur yi xam nga weeru koor bu ñëwee weer la mais wayjur yi da ngay dund ak moom 24 heures sur 24 année bi yëpp ngay nekk ak moom kon bés bu jot nga war a defanteex moom jëf ju baax moo tax sa wayjur bu la ñaanalee suñu borom bi nee na da koy nangu ñaan googu yàlla du ko delloo bi si topp mooy daawatu saim ñaareel bi mooy ki woor moom itam bu ñaanee suñu borom da koy nangul ak ñaanam ñetteel bi mooy daawatul musaafir ku tukki tumuranki kooku tamit bu ñaanee yàlla yonent bi nee na yàlla daf koy nangul ñaan googu kon boo xoolee si xadis bi ñett yi mu wax ñun bi ñu toll bi ñu si gën a amal solo mooy bii ñuy waxtaane tey muy koor gi mooy ki nga xamante ne dafa woor lu mu ñaan suñu borom te daggu ko nag àndax charte ya gis nga ñaan nag dafa nekk loo xamante ne nit ñi dañuy wax ne ñaan na maa ñaan ba dee te awma li may ñaan malheureusement c'est norme am na nit dina ñaan ndax ñàkk condition yi respect condition yi ñaan boo ko ci boolewul da ngay ñaan ba dee te doo am dara moo tax ñaan dafa àndax ay charte bokk na ci ki ngay ñaan kii ñaan mu toroxlu wàccee boppam wan ki muy ñaan ne que mooy ki màgg ki moo am mooy yàlla subhanahu wa taala wan ka ne que moom amul manul deful kon nag ki man ki am kii def mooy suñu borom subhanahu wa taala moom la ñuy ñaan te nee na buñ ko toppooyee si li mu ñu digal mooy wooral ko weeru koor yi mu ñu digal woor ka nag ni mu gën a rafete gis nga weeru koor nag dana man saama ramadana imaanan waxti saaban gis nga boo wooree weeru koor nga boole kaa ak ngëm rafetal nag sa weeru koor kooku suñu borom nee na gufira lahu ma taqaddama min zanbi yàlla dalay jéggal sa bàkkaar yépp kon boo xooloo koor raxasug bàkkaar a ngi si ak wér a ngi si ndax tamit booy woor
sa yaram dafay reposer xam nga 11 mois ngay lekk heure bu la neex mais yàlla jël si benn mois si 12 mois yi ne la nga woor pour reposer la sa biir moom la ñuy wax la sa appareil digestif kon appareil bi moom itam dafa war a noppalako gis nga oto moteur bi bu oto bi daw 24 heures sur 24 suba ak ngoon comme oto boo jël muy daw kalando ah oto boo jël muy daw bés bu jot suba ak ngoon oto bi nga xamante ne da ngay liggéey rek ñëw gaare ka xam nga duñ yem ndax bële machine am day sonn bii machine am day reposer yàlla nag dafa bëgg ñu reposer si weeru koor suñu machine bi ndax buñ ciy ñu génn waale si ak wér kon gis nga weeru koor li mu ëmb si ay ngëneel yiw a ngi si xéewal a ngi si wér a ngi si ma indi nag li nga xamante ne mooy njariñi xadis bi nu jàngale fiihi awqaatun aksaru istijaaba li du'a wa minha xiina kunta saiman mu ne weeru koor boo ooree xiif beex mar gi waxtu woowu ngay wooree ngir sa borom ndax ku oor nee nañ kooku yàlla tax ndax yow mi oor am nga alal am nga sa kër loo mën a lekk waaye laaloo ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kii woor weeru koor kooku moom du bokkul si naafeq yi moo tax kon ñu góorgóorlu si ndax waxtu woowu ñuy oore dañu si nangul yàlla suñuy ñaan beneen bi mooy fiihi targhib an tuksira du'a maa shurutiha fi hadihi al awqat waxtu yoowu mooy weeru koor gi waxtu wi ngay woore waxtu wi ngay doge waxtu wi ngay xëdde waxtu yooyu yëpp si waxtu weeru koor yi waxtu la yoo xamante ne suñu borom boo ko si ñaanee te ñaan nga ànd ak charte ya mu ne loo ko ñaan da la koy defal ñu ñëwaat si beneen xadis ñu ne an wasilata radiyallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jële nañ ci ki nga xamante ne mooy waasila moom saxaaba bu màgg la woon moo nittali na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne unzilat suhufu ibrahim awwala laylatin min shahri ramadan mu ne téere bi yàlla wàcce woon ci suñu maam ibrahim yàlla nga ko wàccee si guddi gu njëkk gi si bés bu njëkk bi si weeru koor mu ne wa unzilat tawraat li sitta madayna min ramadan mu ne tamit mu wàccee waat tawraat si bi weer wi amee juróom benni fan yi si la wàccee tawraat wa unzila al injil li salaasa asharata madat min ramadan mu wàccee tamit injil bi mu amee fukki fan ak ñetta si weeru koor wa unzila zabur li samaani asharata xalat min ramadan mu wàccee tamit téere bu ñu wax zabur si weeru koor bi nga xamante ni am na fukki fan ya ak juróom ñett ya si weeru koor mu ne wa unzila al quran mu wàccee nag al quran li 24 xamalat min xalat min ramadan gis nga mu ne mu wàccee tamit al quran si weeru koor si ñaar fukki fan ya ak ñeent ya kon nga xam ne kon buñ la jàngalee lii da lay jàngal ne rek koor dafa amaat yeneen njariñ si nekk mooy alquran injil tawraat zabur suxufi ibrahim yooyu yëpp mu ngi wàcc si weeru koor moo tax mu ne fadlu shahru ramadan ngëneelu weeru koor wàcc yi si waay yàlla wàcc téere yëpp si weeru woowu tedd woowu ñaareel bi mu ne fiihi anna al kutuba al munazzala kullaha nuzilat fi shahri ramadan gis ngeen weer wi ngëneel yi bari na ndax lan téere yi wàcc yëpp yàlla wàcce yëpp mu ngi ko wàccee si weeru koor kon nag lii dañ ciy jàngate ne koor jaamu yàlla gu màgg la yàlla moo ñu ko sante ñu jële ko ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ñu ko ni ñu koy tàmbalee min tulu il fajri ila ghurubi shamsi ñu tàmbale ko bu fajar gi xaree ba jant ba so kon nag koor dañ ci war a def lu baax koor dañ ci war a wax lu baax koor dañ ci war a jëf lu baax koor dañ see war a yokk ak ragal yàlla ndax buñ siy génn buy jeex ñu set si bàkkaar kon nag mën nañu yamani foofu bàyyiwaat yeneen oustaz incha allah buñ duggee mën nañu am yeneen ñu ci dolli baati am na solo am na solo am na solo loolu salaamaaleykum waaleykum salaam macha allah waxtaan bi am na solo xam ma ne est-ce que am na lu ma ci mën a yokkati lu ma wax na lépp macha allah mais wax ne rek weeru koor opportunité bu yéeme la parce que wax nañ ne yàlla nee na que jëf bu nit ki def boppam la ko defal parce que noonu la mbir yi tëddee waaye nag nee na koor nee na pour moom la sawmu lii la wax
moo koy fayal boppam donc dafay gën a firndeel rek importance incha allah bi nekk ci weeru Ramadan mi nga xamante ni moom la ñuy jub si benn mbir mu ngi beneen encore mbir bu ñuy wax ne que am na benn buntu aljanna buntu boo xamante ni buntu boobu kenn du fa jaar lu dul ñu doon woor bu ñu duggee ñoom ñëpp ba jusqu'au dernier ñu tëj ko waaw kenn dootu fa jaarati ku dul ñu doon woor donc mooy wone encore importance bi yéemi yin bi nekk ci weeru koor beneen mbir mu ngi ci tamit mooy que opportunité la pour gën a yaraat suñu bopp parce que boo xoolee lekk dafa am lu bari lu muy def ci nit donc déjà ci discipline bi ngay am toog depuis peut-être bi ñu xëddee ba timis jot lekkuloo naanuloo loolu dafa am lu muy def sur le plan physiologique lu doy waar mooy ni que dafa am opportunité bi yaram bi am pour gën a defaraat boppam parce que à chaque fois que boo lekkee dafa am liggéey bu bari boo xamante ni il faut que sa cër yi di ko def foie bi foog mu am lu muy liggéey rein yi foog mu am lu muy liggéey donc en fait koor dafa nekk yërmande boo xamante ni yàlla daf ñu ciy baaxee mu mel ni une sorte d'opportunité pour régénérer wu en fait dafay mel ni yaram bi fa la gën a mën defaraatee boppam di wax ne sax yenn feebar yu bari ñu doon am yenn métit yi boo xasee ba koor gi jub si rek seen métit yooyu dafay sedd guy c'est parce qu'effectivement dafa am une amélioration ci taux d'inflammation bi am ci yaram parce que yaram dafa amee inflammation donc dafa mel ni chaque fois buy defar mel lu yàqaale donc chaque fois bu nit ki lekkee processus boobu dafa am lu bari lu ci àndaale ci ay radicaux libres yi kenn xamul ci biir yooyu yëpp nag bu nit ki wooree dafay mel ni tilim yooyu dafay gën a set donc mu nekk opportunité bu am solo boo xamante itam dina tax mu gën a mën a góorgóorlu parce que xel bi chaque fois bu fekkee ne yaa ngi lekk xam nga donc énergie bi nga xamante daf ko doon utiliser pour cette digestion yooyu yëpp énergie boobu dafay mel ni am nga beneen encore possibilité pour utiliser waat ko pour leneen donc nga mën def sa fàkkru mën toog di xalaat si diggante ak sa borom mën a seetluwaat encore xam nga mën a settantal mën a am attention parce que attention boo ko xoolee dafa nekk loo xamante ne lu koy gën a di wàññi mooy biir bu fees waaw biir bu feesee day wàññi sa attention parce que moment boobu processus digestif bi dafa am lu bari lu muy def tu vois léegi nag chaque fois boo noppalee sa biir bi rek xel bi dafay mel ni ci lay gën a féex te gën a ubbeeku xam nga donc loolu moo tax koor nekk ñaari dafa am loo xamante ni côté spirituel la mais beneen côté bi mooy avantage physiologique ak avantage sanitaire yi nga xamante ni am na ko tax na sax ba boo xoolee am na yenn traitement nit bu koy def lañu nekk bu lekk lu tax loolu c'est parce qu'effectivement moment yooyu la yaram bi gën a mën a am jumtuwaay yi mu soxla pour gën a mën a wéral boppam donc mu nekk macha allah opportunité boo xamante ni opportunité bu am solo la boo xamante ni képp ku ci bàyyi xel ni nga gis ne incha allah moment yi nga wooree ngay gën a mën teewlu ngay gën a mën a am concentration ci sa jaamu yàlla te itam di gën a bàyyi xel ci ñi nga xamante ne moment yooyu xëy na seen amuñu mënuluñ seen bopp lu bëri donc nga am yërmande boo xamante ni dina tax incha allah nga xool nan nga mën a jàppale ñu gi doole loolu tam def si am solo parce que affaire bi du bañ a lekk rek bañ a naan rek mais aussi jéem a xool yan acte yoo xamante ni di nga ko mën di ko def yoo xamante ni acte jaamu yàlla lay doon parce que moment boobu lépp loo def ci yiw dañ koy ful donc dañ koy multiplier en fait donc loolu moo tax ñu ne tasbihat yooyu def ci weeru koor mu ngi ëpp doole parce que 1000 fois tasbihat yooyu def ci beneen weer bu dul weeru koor donc moo tax weeru koor dafa nekk loo xamante lépp dañ koy multiplier donc dafa am promotion en fait donc weeru promo la donc weeru promo nag war nañ ko utiliser bu baax jéem ci profiter au maximum incha allah taala ngir gën a mën a rafetal suñu diggante ak suñu borom ngir gën a mën a rafetal suñu diggante ak suñu mbokku jullit ak diggante mbindi fu yàlla yëpp incha allah taala ko ci xool
nga koy xool ak xolu yërmande nga ci xool nga koy xool ak xolu ki kat maa ngi jaamu yàlla ci jëf ji may jëf xam nga te xam ne incha allahu yàlla rek laa ci set te itam mu nekk jëf boo xamante ni jëf bu pur la ixlaas donc mu nekk weer boo xamante ne weer wu gën a purifier sa bopp la donc ixlaas mooy lépp luy sincérité en fait dans les actes parce que bëri na fii suñu dëkk jëf yoo xamante ne parfois dafay am leneen muy taq donc weer la boo xamante ne seetaat encore l'état des lieux xoolaat samay jëf yi naka laa koy gën a mën naka laa leen di gën a mën a purifier et puis aussi se donner des objectifs wax sa bopp balaa weer bi di tàmbale man kat ci weer bi bëgg naa établir ci di nga jox sa bopp ay kii ay priorités yoo xamante ne objectif xam ne war nga ko bëgg nga ko atteindre soit nga xool nga ne bés bu nekk daal war naa fexe même bu fekkee ne benn page alquran sax ma jàng ko ba pare ma xam lu muy tekki loolu mën na nekk wala nga ne man kat bëgg naa balaa weer bi ma mën ci mokkal suratu Yasin wala bëgg naa ma mën ci mokkal suratul mulku ma mën ci mokkal suratul waqia nga xool daal loo xamante ne dina tax nga gën a am motivation parce que weeru alquran la donc lépp lu ci def amul lu ci ëpp yool jàng alquran incha allahu taala ba pare bëril istighfar bëril salatu ala nabi yooyu daal incha allah muy ndénkaane yoo xamante ne incha allah ku nekk ku ci mën a ba pare bëril loo mën saraxe nga saraxe ko incha allahu taala ba pare fexe di bañ a kii sa biir bi bu ko feesal lekk bu ëpp parce que lekk bi bu bëree finalement tu te rends compte waaye da ngay gën a sonn en fait en réalité parce que mooy nekk période bi yàlla fi ñuy jàngal ne li nga soxla ci lekk tuuti la bëriwul subhanallah mais dem ba si yàgg après tu te rends compte que soxlatoo dootoo et puis doo xiif parce que simplement sa yaram am na possibilité pour utiliser waat énergie nga xam ne daf koy stocker voilà donc ci lay gën a def mu nekk sa kii sa insuline ci lay gën a nekk intelligent te ci lay gën a mën a xam nu muy gérer boppam yaram ci lay gën a mën a gérer boppam de sorte que donc doo xiifati yenn xiif yi incha allahu taala donc loolu laa bëggoon yokk ci waxu bi sëriñ bi wax am na solo trop am na luñ macha allahu taala mënuñu wax li mu wax moom macha allah am na solo donc loolu rek laa ci bëggoon yokk tuuti incha allah. macha allah am na solo par rapport ak li nga wax li nga dugg sànq kontaan nañ trop waxtaan bi am na solo li nga mujj wax ci wàllu lekk lu bari lekk torop loolu je pense que il faut peut-être insister un peu là-dessus parce que ce qu'on remarque c'est que ñi ci bari dañuy xaar ba weeru koor jot pour di bëgg lekk loo xam ne duñ ko sax lekk ci su dul weeru koor voilà dafay mel ni dañuy am appétit boo xam ni et puis yenn saa yi sax dañuy jënd lu bari teg fekk duñ ko mën a lekk waaw loolu Soxna Kumba voilà Soxna Kumba waaw Soxna Kumba ma am ci loolu nga wax noonu quoi parce que sanga bu tedd boobu wax na lu am solo macha allah yaa Seydi ñu ngi lay ziar bu baax di kontaan ci kàddu yu rafet yi waaw loolu mu wax ak yow li nga wax dama koy wax rek ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi dañ kaa musa laaj naka yow pourquoi bari woo looy feebar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen man duma lekk te xiifuma te su may lekk duma lekk ba suur kon ça veut dire que moom scientifique ni ñu jàngale scientifique léegi na biir dañ koy xaaj ñetti xaaj yonent bi jàngale na loolu si baatin te nit ñi xamuñu ko ndax yonent bi muy ñëw boobu science ñëwagul waaye moom waxee na science sax lépp nee na du lekk tant que xiiful te buy lekk du lekk ba suur kon ça veut dire que nit ki lekk ba suur sax baaxul si moom kon li tax mu doon am ak wér lu bari li ëpp muy am ak wér mooy moom dafa amoon day xiif te buy lekk tamit du lekk bu suur day lekk rek loo xamante ne dina ko mën a téye mbaa lekk koo xamante ne dina tax mu mën a dund ak dundam kon ba noppi loolu rek day wane ne importance su koor du problème mu dogu rek teg sa lekk yëpp am na ñoo xamante dañ naan ndékkiwuñu añuñu kon li ñu ndékkiwul añuñu ko dañ koy fayeeku si ndogu li waaw léegi nag bi nga lekk ba bu naafila jotee sax yow doo mën a dem naafila ji ñu bari loolu da leen di daal ndax dañuy lekk ba duñ mën a taxaw mbaa duñ mën a toog loolu nag taxul a wax loolu taxul weeru koor jóg comme ni ka kii sama mbokk boobu oustaz bi jàll léegi waxee rek
noonu la ko l'islam bëgg dafa bëgg buñ ciy jóge weeru koor boo ciy jóge da ngay raxasu si feebar exactement raxasu si bàkkaar kon yow booy génn si weeru koor da nga war a àndax ak wér da nga war a àndax setu bàkkaar kon nag lu am importance la ndax weeru koor du problème mu dogu nga rek da ngaa war a lekk lu bari déedéet mais weeru koor su boppam yow da nga war a wàññi lekk gi c'est ça ndax loolu mooy wane day reposer sa appareil digestif bi ni muy reposer noonu bokk na si li tax bu koor gi jeexee nga mën a ñëwaat comme beesaat si sa wàllu wér gi yaram incha allah c'est ça en fait li mu wax noonu dafa am solo parce que en réalité boo xoolee nan ngay xamee ne sa koor mu ngi jaar yoon mooy sa lekk nu muy wàññeekoo parce que waaye bu fekkee ne yaa ngi gën a bëgg lekk rek xamal ne sa système def kii équilibre bi ñuy wut ci weeru bu la weeru koor war a jox yow amagoo ko si tu vois donc loolu nag discipline la en fait parce que en réalité mooy pour dimbali nit ki pour mu wàññi li muy lekk avant tout il faut buy lekk mu bañ a yàkkamti parce que dafa am benn kii dafa am benn signal boo xamante ne cerveau bi moo koy yónnee biir bi pour alerter ko ne ah yaa ngi waaj a suur arrêtel yaa ngi dégg loolu nag message boobu bu fekkee ne nit ki muy lekk concentré wala buy lekk mu ngi lekk bu gaaw message bi day ñëw ba jàll du ko dégg du ko yëg donc bu baax nit ki day foog ne ba tey suuragul en fait et parce qu'effectivement il y a un manque d'harmonie d'organisation bi am entre le corps et le cerveau c'est-à-dire dafa am benn synergie bu war a am entre biir bi ak cerveau bi tu vois donc loolu bu fekkee ne manqué na rek day tax dañuy gis ne que nit ki dafay lekk mais du lekk ak sago tu vois loolu dafa am solo et puis tamit benn affaire bu am solo mooy fexe sa lekk nekk lu équilibré parce que bu fekkee ne yaa ngi yàkkamte ay mburu yaa ngi yàkkamte ay kii donc tout ça dafay yokk insuline dafay tax sa glucose dafay am spikes dafay yéeg bu gaaw léegi glucose boobu bu yéegee bu gaaw xamal ne bu yàggee ci rek dafay wàccaat day gaaw xiif parce que tout simplement moment boobu insuline bi dafay génn pour gën a wàññi glucose bi si biir deret bi n'est-ce pas donc loolu moo tax c'est extrêmement important mooy tandiku kii yu bëri sucré yu bëri ci guddi gi parce que loolu dafay déséquilibrer encore ce système si tu vois parce que yaa ngi woor donc ci amoo kii bu bëri léegi boo lekkee affaire sucré yu gaaw noonu ci saa si donc dafa mel ni yaa ngi am encore benn taux de glucose bu yokk de manière soudaine alors que le corps n'aime pas ça yaram bëggul loo xam ne dafa nekk lu brutal si tu vois donc loolu yëpp dafay contribuer ci li nga xamante ni ñi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te boo ko jàppee noonu finalement tu vas avoir toujours ay cycles yu yéeg dafay mel ni ay spikes dafay mel ni loo xam ne dafa yéeg ci kaw yéegi ci kaw nag donc il faut que affaire bi wàcc bu wàccaatee nag ci saa si boobu tu sens fatigué wala bu ñu dogee jëm saa si rek kawoo nañu dootuñu amati benn soxla dootuñu mën a benn dara loolu yëpp moo koy def en fait c'est parce qu'effectivement seen glucose dafay am ay spikes yu gaaw si tu vois donc c'est extrêmement important ñu bàyyi ci xel voilà donc beneen affaire bi am solo itam mooy que gis nga nooy gën a tayalee sa yaram bu journée bi doo def benn activité yaa ngi tëdd rek xamal ne sa yaram mu ngi gën a sonn en fait donc c'est important de rester actif parce que quand tu es actif day tax ba sa yaram am na loo xamante ni dafa am un stockage de glucogène c'est-à-dire que loo xamante ni c'est foie bi moo koy stocké donc c'est des réserves de sucre yi fa nekk yoo xamante ni mën na ko utiliser pour nga mën di fonctionner si tu vois donc c'est pas parce que lekkuloo rek waroo am énergie non c'est pas ça donc c'est extrêmement important de prendre conscience de cela inchallah et puis fexe di hydrater wu parce que la plupart des gens ils pensent qu'ils ont faim mais ils n'ont pas faim ils ont soif xam nga donc fexe naan ndox parce que bu fekkee ne naanoo ndox toute la journée nga dog naanoo ndox tu vois léegi loolu da ngay am déshydratation léegi déshydratation day tax boobu day affecter sa digestion parce que quand tu n'as pas d'eau ton ventre ne digère pas donc finalement boo lekkee noonu tëdd tu vas voir da ngay amee ay ballonnement da ngay amee ay problème kii donc sa nelaw dafay jaxasoo donc sa yaram du noppalu correctement si tu vois donc c'est extrêmement important de comprendre que ñun objectif bi c'est de réduire la quantité de nourriture te xam ne tuuti rek dafay barkeel voilà donc li ëpp solo mooy li nourrir l'esprit nourrir suñu ruux nga xam ne sa xol bi dafay dund ci tudd yàlla te gis ne que incha allah boo xasee ba am moment yooyu tudd yàlla yooyu dikkër day mel ni dafa am lu la suural parce que loolu yëpp énergie nga soxla en fait ton corps a besoin d'énergie léegi nag jàngalaat l'intelligence du corps à pouvoir utiliser l'énergie spirituelle pour que mu gën a mën fonctionner man par exemple je dis que su ma wooree
1 heure de temps avant ndogu je peux faire mes mouvements mën naa def sama yoga mën naa def samay mouvements te je lu ma manqué benn énergie macha allah alhamdulilah rabbil alamin donc loolu yëpp c'est parce qu'effectivement tu t'occupes xam nga di dhikr wala jàng alquran wala genre yu mel noonu donc loolu day tax ba toujours da ngay am une énergie xam nga da ngay am benn énergie abondante boo xamante ne sa xol dafay dund en fait voilà donc ñun loolu la ñuy soxla luy dundal xol bi plus muy dund plus deret di gën a am bu am l'air di gën a circuler loo cellules ci biir di mën a circuler fonctionner loo cellules yi donc pour boo defee loolu incha allah doo manquer énergie da ngay gën a dem ngay gën a sawar et puis tamit da ngay am mine bu boo xam ne ku la gis rek day gis ne macha allah yaa ngi am mine bu rafet et pourtant tu manges pas mais c'est parce que tur yàlla bi wala jàng alquran bi wala fàttaliku sa borom wala jëf yi ngay rafet yi ngay def incha allah c'est ça qui nourrit ton système. Voilà. Effectivement, ça peut nous nourrir, quoi. Ça peut nous maintenir en énergie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que loolu dafa am solo trop. Dafa am solo parce que ce que tu dis, parce que on tombe souvent dans l'erreur où on mange beaucoup, suñu dogo, on mange beaucoup. Voilà. Après, da ngay sonn. Doo am sax énergie pour wedd, pour julli, tout ça. Donc, je pense que c'est à éviter, lekk bu bëri bi, et surtout, comme tu as dit, manger équilibré, quoi. Manger équilibré. Et ne pas manger, ne pas en faire plus, quoi. Arrête. C'est ça. Et surtout, en fait, le Ramadan, c'est aussi l'occasion de partager. Donc, si tu as les moyens d'avoir beaucoup de nourriture, il faut partager. Dehors, il y a toujours des gens qui ne peuvent pas manger, qui n'ont pas de quoi manger. C'est le mois idéal pour partager. Il ne faut pas l'oublier. Donc, moi, en fait, c'est un mois de régénération, en fait. Pour moi, c'est un mois de régénération et de culture. Moi, je vais cultiver patience, ci sa bopp. Gën a am résilience, si tu vois. Parce que tout ça, c'est... Parce qu'en fait, ñun xamuñ ne en fait, gis nga lekk bu bëri wala sucre, des choses sucrées nga lekk tout le temps, ça affaiblit le cerveau, en fait. Oui, c'est vrai. Parce que da lay jox des trucs de dopamine, ngay jox des chutes de dopamine yoo xamante ne après finalement dañuy mun di addiction lay nekk, si tu vois. Donc loolu moo tax c'est extrêmement important de prendre cela comme mu nekk une opportunité boo xamante ne pour gën a mën a yaraat sa bopp en fait. Ah. Donc prendre conscience exactement de l'importance de la discipline alimentaire, parce que la discipline alimentaire dafa bokk ci li nga xamante ne képp ku bëgg a gën a jege yàlla il faut que nga fexe ba kii loolu parce que sa nafs tabakkan moom mooy sa ennemi numéro 1 en fait. Et l'objectif c'est effectivement de redresser le nafs, l'ego en fait, pour que mu gën a mën a am discipline, mu gën a mën a topp li nga xamante ne moom mooy di gën a neex sa borom. Mais faire en sorte que le corps soit mu am fitness boo xamante pour gën a mën jaamu yàlla. Voilà. Tout à fait. Plus de patience, plus de rigueur, plus de bonté, plus de gratitude, plus d'aimabilité, si tu vois. C'est ça en fait, nourrir ruux bi xol bi ba nga xamante ne incha allah day gis ne que jëf ju rafet daf lay yomb. Non, mais c'est bien qu'on ait fait cette session-là, parce que pour prendre conscience que le Ramadan, il ne faut pas rester dans l'excès, parce que de plus en plus, ni des Ramadan, ce n'est pas vraiment l'esprit du Ramadan. Voilà, les gens sont toujours dans l'excès, pas assez dans le partage, hein? Et puis pas assez dans le spirituel, la spiritualité, parce que c'est le moment jaamu yàlla lu bëri te loolu pour nga def ko il faut que ça yaram woyof. Il faut pas, voilà. Et puis il faut pas être dans dama woor, je fais pas beaucoup d'activités, je reste au calme. Non, il faut continuer ces activités normalement. Et au moment de manger, il faut manger avec modération. Et surtout, il faut partager la joie qu'on a, partager les biens qu'on a, hein, pour se rapprocher plus de notre Seigneur. Et avoir la légèreté, surtout, du zikr, du ñaan, di jàng alquran guddi, di taxaw julli. Parce que c'est le mois où il faut le faire et c'est le mois où on emmagasine beaucoup de bonus. Donc, il faut en profiter. Et puis aussi, ben affaire am solo mooy que quand tu fais des choses
te avant tout yaa ngi bàyyi xel sa borom dans tes actes xamal ne actes yooyu c'est des actes qui sont bénis te xamal ne bénédiction boobu li koy njëkk a yëg mooy sa xol da ciy dund tu vois et sa yaram dafay oyof foofu ngay xamee ne est-ce que li may def nii c'est béni ou pas parce que quand quelque chose est béni c'est ton corps d'abord moo koy njëkk a sentir dafay ñëw ak facilité dafay ñëw ak aisance en fait te du nekk un fardeau bu diis tu vois day nekk loo xam ne dafay mel ni dañ la koy yombalal en fait voilà loolu mooy the reward of doing good quand tu fais du bien hein, déjà comme yàlla wax ne que hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan amul fayum yiw lu dul yiw n'est-ce pas yiw boobu da nga ko njëkk yëg sa bopp waaw donc c'est pour ça que les actes qu'on commet qu'on pose en fait c'est des actes qui reflètent la nature de notre fréquence sa fréquence plus yaa ngi def jëf ju rafet plus sa fréquence di élevé wu doo nekk nit ku yaafus doo nekk nit ku kii da ngay nekk nit koo xamante ne c'est lépp dafay dund en fait on sent la vie en toi parce que xayyu bi nekk nga xam ne mooy dund lu nekk dafay gën a am dafay gën a am te dafay gën a feeñ ci yow en fait waaw dëgg la dëgg la machallah si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez ouvrir vos micros poser vos questions. Alors, j'ai mis dans le chat, je ne sais pas si vous avez accès. Il y a un fichier que j'ai mis, un fichier PDF. Je l'ai trouvé sur Internet. Très, très intéressant. Ça s'appelle le Ramadan Planner. C'est la première fois que je tombe sur un truc comme ça. Mais apparemment, c'est à la mode. Mais j'en ai trouvé un qui est très bien fait. Et parce que je ne sais plus qui en parlait. C'est Mortar ou le Seigne Issa. Où il faut se fixer des objectifs. Et j'ai trouvé que c'était... J'en parlais. Ah, c'est toi qui en parlais, voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était... Je vais essayer de vous le partager, là. Voilà. Donc, c'est un guide. Il est bien. Ça permet... Alors, si vous voyez, c'est pour tous les jours du mois. Donc, ça, c'est le jour 1. Donc, il demande... voilà, il est prévu là de lire le Coran. De la sourate Al-Fatiha jusqu'à Al-Baqarah. Donc, c'est un nombre de versets qu'il faut lire. Et puis, les noms d'Allah. Donc là, il y a 3 noms à apprendre, à retenir. Il y a un hadith. Donc, celui-là, je pense que je l'ai marqué, je l'avais retenu dans la vidéo. Il y a une invocation aussi, en français, en arabe et avec la transcription française, et une bonne action à faire tous les jours. Donc voilà, ça c'est le jour 1. Voici le jour 2. Donc l'objectif c'est de lire tout le Coran, sur tout le mois, de connaître tous les noms d'Allah, les 99 noms, et de connaître 29 invocations, une invocation tous les jours, de faire une bonne action tous les jours. Donc là, le premier jour, c'était appeler un proche. Le deuxième jour, c'est partager un repas et de connaître un hadith tous les jours. Je trouve que c'est magnifique, vraiment. C'est excellent. C'est excellent. Et ça peut être excellent. Que vous pouvez partager même à vos enfants. Vous pouvez le faire en famille. Voilà. Donc le ramadan, ce n'est pas seulement soi, il faut le partager. Donc surtout les enfants, il faut les mettre dans les conditions de ce ramadan-là, voilà, pour qu'eux aussi puissent développer leur spiritualité et comprendre c'est quoi le ramadan. Par exemple, surtout avec les enfants, oui. Un challenge pour dire le premier à mémoriser les 99 avant la fin du mois de ramadan aura tel prize, par exemple, tel truc, quoi, tel cadeau, par exemple. Oui. Bon, mais en ce qui concerne la lecture du Coran, peut-être pour nous, maintenant, t'as lire le Coran régulièrement, donc peut-être mon lire, mais vous pouvez le partager, si des gens, chacun prend une certaine partie, si tu vois. Donc tous les jours, par exemple, chaque jour, on va essayer d'avoir un 30e du Coran, comme ça, fin du mois, tu vois, donc tout ça, c'est des astuces, tout simplement pour amener l'esprit du ramadan dans la maison, en fait. Oui. Sécurité numérique.
Oui, ça c'est à faire. Donc, je ne sais pas si vous avez accès vous avez pu le prendre dans le chat? Non, Moi, je on ne n'a le vois pas. pas dans le chat. Je ne le vois pas dans le chat, Ah, en fait. d'accord. Je vais le remettre dedans. Je l'avais mis à l'entame, en fait, de la réunion. En tout cas, pour le moment, moi, ce que je pourrais recommander à certains, c'est de commencer à faire peut-être petit à petit, commencer peut-être jeûner intermittent. Par exemple, réduire la quantité de nourriture, le nombre de fois que tu manges par jour aujourd'hui. Peut-être boo lekkee à partir de, je sais pas, de 21h. Le lendemain, peut-être nga toog ba ay kii quoi, c'est laisser compter rek ba nga am peut-être 16 heures de temps wala genre yooyu quoi, si tu vois. Au moins, ça te permettra de commencer à préparer ton corps quoi. Comme ça, corps bi bu saareen ñëwee yoo xam ni loolu dafay nekk xalaatuñu une ko de. condition facile. ma ni saareen yi xalaatuñu loolu li ngay wax ni sëñ Maxtaar. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ma leen di jaar bu baax a baax. ñu ngi delloo ziar. ah tànn am na solo wax dëgg yàlla. moom initiative bi ñu ngi leen si gërëm bu baax a baax sax. en tout cas dina nekk loo xam dinañu dimbali gannaaw xam-xam moom daa sew. te parfois am na yoo xam da ngay jàpp si sa xel sax jàpp ni noonu la alors que du noonu. ñaam ñu koy waxtaanee léegi man question bi ma amoon rek. mooy parfois nii nga am benn rëcc si koor gi nga guddee tëdd. naaje yow fajar romb la suba romb la. léegi loolu lan lañ si wax si wàllum yoolu koor gi ak aussi ba xam day yàqu koor wala du yàqu koor question wu daal laa xam ne xaw na ma jaaxal trop après nag xëy na bu amee yeneen. waaw. sëñ Mokhtar sëñ Issa. Sëñ Issa mi ngi en fait non loolu du yàqu koor waaye nag fexe ba nga xamante incha allah di nga mën julli ci waxtu yi loolu moo gën. parce que aqimu salaat bi ñu taxawlee julli heure bi moo ci def ci am solo trop. donc même bu dul koor sax raté ko lu nekkul loolu dañ koy kii te baaxul. su bu dee nag koor encore c'est encore beaucoup plus mais nekkul lu yàq sa koor. nekkul lu yàq sa koor. mais li gën am solo mooy fexe incha allah di organiser sa jour sa guddi yi sorte que nga mën fexe ba nga bañ a raté sa heure fajar. fajar moom mooy li am importance moom. voilà. et puis il y a aussi xëdd bi donc même su fekkee da ngay war a naan ndox rek ak benn tàndarma je pense que c'est recommandé aussi. waaw xëdd bi tam sunna la soo sallam nee na suñu koor ak kooru ñeneen ñi li mu wute mooy xëdd. donc xëdd bi dafa am solo. kii la quoi sunna la. ñi tëdd nag. waaw te jotuñu julli jotuñu naafila par exemple. naafila bi itam c'est-à-dire que bu fekkee ne daf la raté da nga ko raté quoi. da nga fàtte naafila par exemple soo fàttee naafila. non bu fàttee naafila da ngay woor rek loolu yàqu sa koor. yàqu ci dara ok. waaw salaamaaleykum soxna Kumba. waaleykum salaam sëñ Issa. waaw ma am lu ma dolli rek si sang bu tedd boobu lu ñu sëñ daat saa daatan vraiment mu nekk yoo xamante ni nit ki bu sàgganee ba defu ko loolu pertement bu rëy la xam nga bu ne sunna xam nga moom sunna boo définiree sunna mooy lan sunna mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digale mbaa li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mbaa li mu def te moom lu mu def rek yiw la te lu baax la te yonent bi dafa waxaat ne lu ma leen maa ataakum rasul fa xuzuhu mooy loo leen gis ci yonent bi mu def rek def leen ko lu mu wax def leen lu mu digale def leen wa ma nahakum anhu fantahu lu mu leen tere bàyyi leen kon yonent bi loolu munu jox xéewal la boo xamante ne boo ko defalee rek mooy perte nga lu rëy mooy comme li ma waxoon sànq rek ma ne guddig laylatul qadri xam nga du farata si koor gi
màggal du farata ci koor gi yàqul sa koor waaye yiw woowu si ne boo ko perte nga lu rëy moo tax tamit dane ki nga xamante ne nelaw na ba xëddul sax ne xëdd sax dafa am barke si weeru koor waxuñu quantité bu bari mais xëdd toujours nga am loo dugal ci sa biir nee na lu mu dee bu dee doo da nga ne boo xëddee da ngay am na ñoo xamante ne bu ñu xëddee dañuy sonn mais da nga war a jóg am loo dugal ci sa biir mais war nga lekk dara mais waroo tëdd rek ne damay su ma ko defee damay sonn ndax da nga war a def sunna si nga xamante ne moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal bi ci topp ci mooy naafila bi même chose yàqul koor gi waaye di nga perte aw yiw lu bari te comme nee na weeru promotion la dañ bëgg boo si duggee booy génn yiw yo bari waaye sa moroom am ay 1000 yow nga am ay 20 xam nga loolu soriante na lool moo tax loolu ak càggante la wax dëgg yàlla si jullit tamit nga xam ne waxtu julli jot na surtout fajar te kat nee na fajar ku koy julli mandarga la boo xamante ne mandarga ku génn si naafiq la mooy comme koor rek moo tax boo wooree tamit julli gi dafa am importance ñu bari dañuy woor te duñu julli sax faf duñu julli loolu erreur la de bu grave la sax ñu bari dañuy woor te duñu julli te dañ ne as-salaatu imaadu diin yonent bi dafa ne julli moo téye léppay luy diine c'est-à-dire dafa mel ni bool la boo xamante ne buñ ko tegee si la koor di dugga si la ajj dugga si la azaka di dugga tu comprends kon julli bu baaxul fii ëllëg dara du baax loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bu baaxee lépp baax waa bu baaxul dara du baax kon yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi xel ndax naafile yi ay julli la ay xéewal la ay yiw la ay barke la fajar gi ngay jóg tamit julli ka xëdd ba ngay xëdd tamit yiw la xéewal la barke la kon yooyu yëpp yonent bi daf ñu ko bëggal moo tax mu ne dee leen yéex xëdd di teel a dog comme ngeen mën a xëdd bu ko defee ngeen mën a enchaîner après julli gi nga bañ a teel a xëdd heure boo xamante ne day bari 2 heures de temps am na ñoo xamante dañuy teel a xëdd buñ xëddee dañuy tëddaat xoolal nga xëdd ba pare tëddaat yow 9 heures ba 10 heures te julli woo kon yow est-ce que jaamu yàlla moo la tax a jóg am yow xiif bi nga bëgg ngay daw suur nga bëgg yow am na ñuy daw xiif de sëñ Issa waaw moo tax ma ne la ku def loolu am na ñoo xam dañuy teel a jóg xëdd ñoom xiif bi lan ragal ñoom jubluwuñu si ak jaamu yàlla moo tax gis nga lépp looy def te jubluwoo si ak jaamu yàlla doo si am dara parce que nit ki war la mën a xëdd ba pare tëdd te julliwul suba loolu dafa ñaaw xëdd jóg nga xëdd heure xëdd nga xëdd ba pare lekk ba suur yow sa biir fees na léegi nga ne yàlla moom attends après en fait mu wax lu am solo la parce que en fait ñun léeg-léeg dañuy fàtte mais mbir mi dëgg-dëgg mooy xeex ak sa bakkan loolu la de lépp c'est une bataille contre soi en fait xam nga te lépp loo yitteel bu yàggee rek incha allah da nekk yitte ci yow lépp loo oyofal tamit bu yàggee dafay nekk donc booy tàmbale lépp lu gis habitude la rek question d'habitude la loo tàmmal sa bopp day mujj nekk seconde nature n'est-ce pas donc l'idée c'est vraiment de se donner des objectifs clairs et puis bañ a nangu di def ay faux pas xam nga parce que chaque fois boo defee benn faux pas rek graawul noonu la sa bakkan di la naxee ngay continuer graawul la bu yàggee finalement ça devient mu nekk habitude donc loolu moo tax c'est extrêmement important fexe incha allah góorgóorlu di respecter heures yi di respecter sunna yi nga xamante ne liñ ci santaane ci biir weeru koor gi incha allah ci wàllu xëdd ak yu mel noonu loolu dafa am solo parce que da lay jàngal discipline en fait waaw ak importance su jàng alquran aussi non alquran moom nee na mooy lépp alquran mooy boo xoolee weeru koor dëgg buñ koy wax alquran moo tax n'est-ce pas donc alquran daf ci nekk volet boo xamante ne képp ku ci bëgg a defaru saxal ci jàng alquran waaw ouais je pense que dañu war a profiter parce que d'habitude nit ñi dañuy lire alquran te duñu comprendre aussi duñu xam li ñuy lire lan la donc c'est vrai war nañ ko lire ci arabe ci alquran ni mu wàcce mais aussi c'est bien de profiter du Ramadan pour xam lan la yàlla wax ci biir alquran donc aussi le lire dans la langue qu'on comprend voilà donc ça c'est important
Par rapport ak kii bi ñu dugaloon le ndogu partagé aussi, ouais, j'en appelle à votre générosité pour que nous menons organiser des distributions de vivres ou bien même préparer des repas chauds, hein, pour ñu ko soxla. Donc surtout le mois, si vous voulez donner pour que nous menons préparer loolu ci biir Ramadan bi. Voilà, donc vous pouvez envoyer vos dons, que ce soit en nature ou en espèces, c'est comme vous souhaitez. Comme ça, nous mën a jàpp benn bés wala ay bés ci biir Ramadan bi. Comme ça, nous mën ko def. Voilà, donc on a prévu de le faire à la place de la Nation, à la place de l'Obélisque. Voilà, donc ça su mëtee rek, ça su ñu mënee ak lu ñu mënti am rek dinañ ko def, Inch'Allah, avec votre participation. Donc, merci à tout le monde. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, c'est Issa Minifi. Sinon, on va... Il y a quelque chose dans quel... Voilà, je vais envoyer. C'est le numéro de Feel Good. Je le remets dedans. 78 799 11 36. Voilà, Mini. Soxna Kuba. Waaw, sëñ Issa, am na kuy laajte. Si tu peux revenir sur les hasanat durant le mois de Ramadan. Voilà, mooy weeru koor. Yow wax nga ko sànq sax nee nga dañu war a def ay bien. Xam nga dimbalante jëf lu baax. Yàlla mu ngi wax ci alquran fa man ya'mal misqaala zarratin xayran yarahu. Mooy ku def lu baax lu mu tuuti suñu borom subhanahu wa taala dala koy fay. Léegi ñun di nga gis buñ koy firi sax danaan lu tollox bënu puso ndax puso bu teew bu sew bënd bu ndaw yi yu njëkk yi. Loolu lañ ko daan firé mbaa ñu naan pepp suuf lu tollox pepp suuf ku ko def lu tollox loolu rek boo ko defee rek suñu borom dalay fay. Lu baax mooy xasanaat lu baax nag yàlla daf koy fay. te lu baax yàlla bu koy fay da koy ful mooy da koy multiplier. Comme boo defee benn bu baax yàlla dalay fay 10. Mais weeru koor nag weeru promotion la. Boo defee benn bu baax mën na la see fay 1000. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na farlu leen ci def jëf yu baax ci weeru koor. boo demoon dëkk bu mel ni dëkk màkk dëkki golf yi. am na ñoo xamante ni ci weeru koor. dañuy gaare ay conteneur. def ci ay lekk. pour ñi nga xamante ni mooy ñi amul doole. chaque jour dañuy ñëw ñu leen di jox. di leen jox xëdd di leen di jox ndogu. chaque jour pendant le mois de Ramadan. moo tax ñu bari ci weeru koor gi bu ñu demee umra sax màkk. am na ñoo xamante ni seeni hôtel duñ ko loué dañ fay def nit ñi da leen di jël ñu dëkk fa te duñ fay dara ñun sénégalais yi nag ñooy ñëw di fayeku ñooñu. La plupart yi dem umra koor. weeri koor gi foofu hôtel yi foofu ñooñu dañuy joxe seen xasanaat ci weeru koor gi dañuy participer ci weeru koor yëf ju baax. mais ñun sénégalais yu organiser affaire wu aj yeex yooyu ñun ñooy laaj ñu di yóbbu quelque chose pour ñoom. mais gis nga xasanaat jëf ju baax weeru koor ku ko mën a def na nga ko def. di nga gis événement bu jullit bu amee lu mel ni koor lu mel ni aji lu mel ni gàmbu mbaa màggal mbaa appelu laayeen yi jullit yi am oto yi da ngay gis dañuy yokk seeni oto. kon loolu ñooñu def ñu xasanaat le contraire sax dañu war a def bu nit ñi dem sax ngir yàlla ñu war a jël seeni oto gaare ko yàpp si ngir yàlla ndax lan bés bi ndax yiw ndax du leen wàññi mukk di leen di yokk rek waaye du leen wàññi. moo tax loolu la ñuy wax ñu ne jëf ju baax. loo si def rek bu ko xeeb. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na boo génnee si mbedd mi fekk benn xeer bu ndaw si yoon bi mu wóor na lii bu ko nit ki paqastaloo mën na ko gaañ nga jël ko teg ko faneen ci beneen côté sax bind nañ la fukki yiw. kon gis nga yiw yomb na am. waaw. moo tax xasanaat loolu la ñuy wax moom mooy yiw muy ay yiw. waaw ku def lu baax nag wolof dina ko wax ku def lu baax am lu baax. ku dee ya wax sa bàmmeel mais boo demee sa bàmmeel di nga xam ne jëf ju baax am na solo. Je pense que dans les hasanat, ce qu'on peut avoir, c'est donner à manger aux pauvres, les malades, hein, qui les dimbali leen tamit lépp luy jëm ci dimbali nit soxla. lépp luy jëm ci dimbali nit moo xam ne wàllu finance la wàllu wax la xam nga dimbali. et puis xoolaat ni ngay waxee xoolaat ni ngay solee
ah lépp yiw la lépp voilà mooy xasan yiw daal yow ni ngay yiwal solo yëpp ni c'est ngay lépp jëfee ni ngay ngir yàlla rek waaw lépp voilà voilà mooy lu baax daal jàppal ne lu baax daal foo ko defee rek moom la ñu wax xasanaat lépp lu baax mooy xasanaat waaw contraire am nag mooy sayyi'aat mooy lépp lu ñaaw lu bon ñaan ci yàlla moo musal tax ñu ne wala lu si yàlla musal gis nga moo tax yàlla si yërmande mu ne boo defee benn bu baax fukk la lay fay mais boo defee benn bu bon nag benn la koy bindal mais boobu du la ko fay benn bi nga am rek la lay bindal te nee na boo ko jéggaloo sax mu jéggal la kon yàlla borom yërmande la kon nag yàlla na yàlla defal dégg ak topp rek amiin amiin waaye jëf bu baax doo def rek xamal ne loolu yiw lan lay bindal amul looy perte loo def lu mu tuuti tuuti dal la koy bindal oui macha allah ni nga ko waxee yal nañu yàlla may dégg ak topp donc amiin l'essentiel c'est vraiment purifier son intention ci Ramadan bi se donner un objectif su dee da nga amoon ay loo xam ni ay jikko yu bon par exemple yu nekk ci yow voilà loo xam ni bëgg nga ko dindi ci yow bëgg nga ko dindi voilà nga def intention bi pour yàlla dimbali si et puis voilà travailler ci Ramadan bi voilà moo tax yàlla lépp lay baale sauf bokkaale ba dee bokkaale sax dañ naan bokkaale waaye bokkaale ba dee moo tax ñuy wax bokkaale yàlla ba dee mais yàlla dafay pardonner lépp mooy wane ne doomu aadama nul n'est parfait yàlla moo ñu bind mais matadi mais yow amul reconnaissance bu yàlla nee na ki koy gën a bégal mooy ki ko tooñ ba pare am reconnaissance mu nangu ne tooñ na yàlla mu baalu yàlla loolu tamit dafa war a am ci diggante nit ñi ak nit sax man su ma la tooñee yow ma nangu ne maa la tooñ ma dem baalu la yàlla mooy kooku mooy grandeur ci l'islam mais nit ñi dañu rëy ba duñ tala buñ meree ba buñ xuloowee dañu naan dañu du ma ko baalu loolu moom du xasanaat mooy fexeel def lu rafet lu baax loolu moo am solo mais yàlla daal moom borom yërmande la te ku am yërmande ku am njéggal la te nee na ñun dañ koy ñaan nee na ñaan leen ma may leen tooñ leen ma baalu ma baal leen yaatu na macha allah voilà donc c'est ce qui est important ne pas oublier aussi def son programme spirituel Ramadan bi comme li ma leen woon sànq ku nekk mën na def programme am en fonction moom ci lan la bëgg travailler voilà par exemple su dee am na ñoo xam ne dañu bëgg mokkal ay saar ñu xool yan saar nañu bëgg mokkal def ko planning waaye jublu si vraiment c'est un travail qu'il faut faire un travail sur soi sur son ego un travail pour aussi mën a gën a jege yàlla mën a nekk ci yàlla ci yoonu yàlla ay digalam gën ko topp donc voilà inchallah macha allah inchallah yal nañu ko yàlla defal ñu ñëpp yàlla amiin merci beaucoup en tout cas merci très intéressant machallah voilà merci Ami bonne soirée à tous bonne soirée à tout le monde fanaan jàmm merci jërëjëf Inch'Allah. Allez, à dimanche prochain, Inch'Allah.